Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, la Cour des comptes vient de déposer les résultats de l'audit du rapport sur la situation des finances publiques au titre des gestions de 2019 au 31 mars 2024. L'exploitation de ce document a permis de relever qu'en dehors des taux anormalement élevés de la dette, des manquements graves qui pourraient revêtir diverses qualifications pénales ont été constatés. Du faux en écriture, faux en informatique, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d'argent et enrichissement illicite, complicité et recel de ses chefs. Ces faits pourraient, à l'analyse, impliquer diverses personnes, notamment d'anciens ministres, des directeurs généraux, des comptables, des gestionnaires et d'autres particuliers. C'est pourquoi il est envisagé, dans le respect strict des principes directeurs de la procédure pénale, notamment la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense, le respect du principe du contradictoire, la mise en œuvre diligente de toutes les mesures judiciaires nécessaires à l'élucidation de ces faits, l'identification complète de tous les responsables de ces irrégularités et leur traduction devant les juridictions répressives compétentes. Pour ce faire, des enquêtes exhaustives et approfondies seront diligemment menées pour retracer les finances illicites, identifier et entendre tous les auteurs, co-auteurs et complices présumés en vue d'engager des poursuites devant les juridictions compétentes, notamment la Haute Cour de justice, le pôle judiciaire financier. L'opinion publique sera tenue informée de l'évolution de la procédure. Mbokk yi ni ñu ko nemmeekoo ñun ñëpp ëttu attekaay bi ñuy wax Cour des comptes moo doon saytu maanaam ni ñu téye woon sunuy koom-koom ak sunu alal ngir nemmeeku ndax niñ ko jëfandikoo dëppoo na ak sart yi nga xamee ni yoon moom la tëral. Bi mu jeexalee saytu bi nemmeeku nañ suñu jëlalee bor bi nga xamee ni bii dafa jéggi dayoo te ñu gàllu ko sunu ndodd, nemmeeku nañ ay jalgati yu am solo yoo xamee ni yii suñ ko saytoo day xeetoo ak li ñuy wax le faux en écriture, l'escroquerie portant sur des deniers publics, maanaam jalgati alalu mbooloo mi nga xamee ni mi ñun ñëpp ko bokk, blanchiment maanaam lewal alal boo xamee ni bii awul yoon, jéem a lewal loolu, ak itam ñi nga xamee ni ñii ñoom ñëpp dañ leen ko téyal wala ñu jàppale leen ci jalgati yooyu. Jàpp nañ ni mbir yi tëddee te ñu xam ni Cour des comptes dafa nekk organe de contrôle, maanaam saytu boo xamee ni bii ni ma ko waxee woon ci sa njëlbeen ga, c'est une juridiction crédible, maanaam dafa nekk ëttu attekaay boo xamee ni bii anam yi muy liggéeyee day nekk anam yoo xamee ni yu leer naññ la, yu dëppook yoon, ak te it ñu moom seen bopp ba nga xamee ni kenn du leen xooloo fu ñu bëggul xool wala fu dëppoowul ak yoon. te ñoom bi ñu nemmeekoo bi ñu paree ci loolu li ñu jàngat bokk ci njëlbeen gi moom mooy mën nañu jàpp ni am na ay kilifa yu mag yoo xamee ni ay ministre ñu woon ci nguur gi nga xamee ni gi moo fi newoon, wala ñu nekk ay directeurs généraux de société, ay comptables,
des gestionnaires ak ñeneen moo tax am nañ yéene bu tar suñu nangulee ñëpp ñi nga xamee ni ñii war nañ leen déglu ci te muy la présomption d'innocence maanaam ñu njort ni laata na at na wala li nga xamee ni lii dañ leen koy tuumal ak aussi seen àq ak seen yelleef ñu sàmmoonteeg ñoom si lu wér am nañu yéene bu wér ak bu tar boo lépp li nga xamee ni lii war wala képp koo xamee ni kii am na ci cër ñu war koo déglu ngir seet lan lañ koy war a am nañ donc yéene bu tar am nañ yéene bu wér boo xamee ni dinañ ko topp saytu ko ci anam yu leer nañ ba képp koo xamee ni kii laale nga ci lépp li la xamee ni yoon tëral na ko walla war nañ la kaa teg ñu teg la ko ci anam yu leer nañ te du tere lépp li nga xamee ni sa àq la ñu nangul la ko jox la ko ba mat sëkk moo tax am nañ yéene ubbi enquête yoo xamee ni yi dinañu jéem a toppaat alal boobu nga xamee ni dañ ko jalgati topp ko si anam yoo xamee ni ku nekk dinañ xam fan la jaar ak ki ci laale te su loolu wii dinañ leen jébbal su saxee ëttu attekaay bi nga xam ni moo ko yelloo atte mu di la haute cour de justice maanaam ëttu attekaay boobu nga xamee ni dafa am ñu ko tax a jóg wala mu nekk le pôle judiciaire financier bi nga xamee ni daanaka léegi ñëpp xam nañ ko ci dëkk bi maa ngi jël engagement ni mbir mi dinañ ko jaarale ci yoon ku nekk ñu jox ko àqam ak yelleefam te saa yu fuñ ci mënti toll dinañ leen xamal fiñ ci toll liñ ci def ak liñ ci yéene maa ngi leen di sant leen gërëm jërëjëf. jërëjëf monsieur le